def benn taxaw seetlu jëme ko ci Ousmane Sonko njiital Pastef maire Ziguinchor ak Barthélémy Diaz maire Dakar bokk ci kuréel gii di taxawu Sénégal wala taxawu Dakar am noo xam ne noonu la gendarme yi jëflante ak ñoom ajjuma bii ñu génn et ñu bari ñu ngi wax lu ñuy ruumandaat la ci réew mi ne ñoom ñaar ñooñu le lu ñu vigilant rek war nañ ko gën a yokk dinaa ñëw léegi ci lu tax ñu war a taxaw ci loolu mais li nga xam ne mooy actualité wu tey daf ciy bokk ñoom Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara ak xëy na ñeneen ñu sama xel génn ñoo xam ne dañ leen a teg loxo ci teg loxo goo xam ne kuy wax rek te yàlla tax force nga posé wu ay question lan moo tax ñu teg leen loxo man ma jàpp ne maa ngi koy wax depuis la semaine dernière que ni mënuma ko jox benneen qualification bu dul injustice kese parce que nettali naa keroog ci keppaar gi conditions yi nga xam ne ci lañ jàppee Déthié Fall nettali naa conditions yi nga xam ne ci lañ jàppee Ahmed Aïdara ci lañ jàppee Mame Diarra Fam tey man doonuma woon gêné ñu ne Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam Déthié Fall dañ leen a jàppee place de l'Obélisque ñuy manifester su boobaa au moins bu ñu demee ci àttekat bi mu ne préfet dafa interdire manifestation yéen ngeen ne da ngeen manifester par force donc ñu jàpp leen mais jàppe nit ci buntu permanence am yóbbu jàppe nit ca dëkk ba nga xam ne du sax Dakar parce que Guédiawaye ak Dakar c'est 2 départements différents bokkul mi ngi mel ne manifester amoon Louga ñu jàpp ma Kébémer pour ñuy seetaan bëgg ko comprendre noonu la yombee manifester am Louga ñu jàppale Kébémer wala manifester am Ndar ñu jàppale Dagana yu mel noonu donc Ahmed Aïdara moom dañ ko fekk ci dëkk ba mu nekk maire muy département wu Guédiawaye ñu ne ko fa ñiib yóbbu def ci kaaf mel na ku jàpp pigeon boobu ba léegi li ci gën a doy waar mooy tey ci suba man léegi nii rek laa koy liir ñu ne tey lañu waroon am procès wu Déthié Fall ak Mame Diarra Fam flagrant délit la ñu waroon àtte parce que xam nañ ne député mënoo ko jàpp ci lu dul flagrant délit ñu waroon leen àtte tey pour nga gis un peu que ni dañu nekk ci benn genre li suñu ñun boo demee njàmbur noonu lañ koy waxee xaw ma ba xam waa Ndakaar nuñ koy waxee mooy xor ñooñal c'est-à-dire que jàpp nit téye ko pour naqaral ko jàpp nit téye ko pour dagg xolam jàpp nit téye ko pour humilier ko loolu mooy xor ñooñal lan mooy expliquer tey ñu dem tribunal ñu war a àtte ñun jàpp en flagrant délit ay député ay pères de famille ay chefs de parti yoo xam ne dawuñu demuñu fenn ñu taxaw ñu war leen a àtte ñu ne tey mënuñu leen a àtte ma jéem a laajte lan moo tax mënuñu leen a àtte ñu ne ma nee nañ salle bi ñu waroon defee audience bi dafa ndaw loolu léegi nii rek maa ngi koy lire sama benn confrère mu ne salle bi ñu waroon defee audience bi dafa ndaw xam nga est-ce que Fatou xam nga ne tribunal bi nit nekk na fa kaso ñu war ko àtte ñu ñëw ne clim yu baaxul duñ ko àtte delloo la prison clim sa salle dafa tàng ñu delloo la prison tey jii ñoom Déthié Fall dañuy dellu prison ba le 27 lañ leen war a àtte juróomi fan encore nga laajte lu tax ñu ne salle bi dafa ndaw c'est-à-dire que Sénégal bu ñu xamoon liberté wu doomu aadama moo tax ñi jàng droit dañ naan la sax le principe c'est la liberté la détention c'est l'exception nit waroo ko téye tant que tegoo ko fu leer moo tax man dama togg mu jàgg ma ne vraiment dem naa ba même histoire concert de casserole bi nga xam ne moo war a am guddi 20h ma dem mu jàgg ma ne est-ce que jar na ko parce que quand même ñaari député à l'Assemblée nationale du Sénégal waxuma waxu Cheikh Abdou ma sama beneen affaire la mais ñaari député à l'Assemblée nationale du Sénégal maire dëkk tête de liste d'une coalition aux élections législatives ñu jàpp leen def ci kaso bi ñu dem taxaw ci àttekat bi ne mënu leen a àtte parce que saal mais c'est extraordinaire j'espère vraiment
que ni c'est pas la seule raison. Parce que si c'est la seule raison, je dis que c'est très grave. C'est très grave. Il faut ñu insister si ni nga xamee ne noonu la ñuy war a respecter la liberté des gens. Un Déthié Fall même boo ko mayoon liberté provisoire boo ko soxlaa mu ñëw ak keneen ak keneen ak keneen dafa jar nga denc leen ci prison comme ça nga xam ne daanaka dinañ fa def 10 jours 10 jours te bu ñu leen àttee wóor la ba xam dañ leen di bàyyi wala déet bon on verra ce que ça va donner moo tax Sénégal képp koo xam ne yaa ngi fi yeewoo gis li fi xew nga yaakaar ne concerné wu la wala nga yaakaar ne ñi ay politiciens rek lañ dañuy xëccoo entre politique ñoom ñëpp a yam ñuy jàpp di tëj nga toog di seetaan ñuy agressé nga toog di seetaan ñuy saaga journalistes yi nga toog di seetaan ñuy saaga kilifa yi nga toog di seetaan naan ñoom ñëpp a yam bés dina raam ba dugg sa kër te su boobaa ñun ñëpp am regret. Fatou est-ce que xam nga ne bari na ñu naan dañuy manipuler xale yi naan opposition bi dañuy manipuler xale yi xëy na xaw ma dara te gëwma sax ne manipulation rek la mais soo demoon tey man dama am chance su xam ñu baree bari ñoo xam ne dañoo bokk ci groupe WhatsApp bu parti yi nga xam ne ñoo bokk ci pouvoir bi ak même seen réunion yi mais boo gisee ni ñuy manipuler ndaw yu bokk ci parti yooyu da nga naan c'est extraordinaire manipulation yu doy waar dañuy xëy suba jël par exemple benn Moustapha Diop ne dafa contre Macky Sall ñëw toog ci réunion jël benn waay boo xam ne li muy wax leer na ko ne day kàcc benn waay boo xam ne li muy wax leer na ko day kàcc mu ne Moustapha Diop mi wala Pape Alé Niang mi wala je sais pas dama koo xam fii la dëkk fii bu génnee fii lay dem day gisee ak diw nangam ak nangam te li lay wax yëpp yow ku la tegal kaamil alxuraan nga waat ne kii day kàcc. léegi loolu moom la ñuy def seen boppu militants yi surtout ñu jeunes ñi ba ñuy dem di saaga nit ñi di saaga nit ñi gis naa benn waaye mu def benn vidéo wax loo xam ne jëmale ko ci Walfadjri man du ma ci sax taxaw mais wax joo xam ne tey ni ma waxee woon ci Ahmed Suzanne Camara kooku li mu wax heure bi waroon na fekk ñu yóbbu ko ci prison tëj ko fa ne ko toogal en attendant te ñooñu li leen koy teg c'est pas que ñoom ñooy seetaan télé gis diw di waxe nen ni ñu gis seen bopp la mais c'est parce que dafa am ñoo xam ne dañu tudd seen bopp ay stratège wala ay communicants ñooñu la ñuy jël buñ dee réunion wala ñu nekk seen groupe WhatsApp yi ñoom ñooy manipuler xale yi naan leen journaliste diw wala activiste diw xam naa ko bu baax a baax dama koy gis dañuy wax téléphone nangam ak nangam mais maa la waatal ne fii la bokk day gisee ak diw te li ñuy wax yëpp Fatou ay kàcc neen la njëpp ci ñoom buñ la gisee télé bi moo leen boole. moo tax bu ñuy wax souvent naan opposition bi dañuy manipuler xale yi rek damay jàpp quoi parce que dama naan bu opposition bi dee manipuler xale yi sax ñoom au moins ñu ngi koy def publiquement ñëpp di dégg dañuy réunion def conférence de presse wax ne lii ak lii mooy mot d'ordre bi comme ni xale yi di wax lii mooy ndigal li ñu jëfe mbaa ñu defee neneen mais ñii dañuy nekk ci seen officine yooyu ay groupe WhatsApp parti yëpp ko am ñoom ñëpp nekk ci man dama ci am ay xarit yoo xam ne ci parti yii ne ci Benno Bokk Yaakaar ñi ngi ci biir groupe yi ñoo xam ne yàlla moo ñu boole ñii ay moo leen di xam ëpp na 10 ans ñii 20 ans ñii 30 ans Fatou yenn saa yi damay waxtaan ak ñoom ñu may nettali liñ may wax man personnellement seen groupe yi damay ree ba sonn yenn saa yi mu saaga ma ne ma yow li ma lay wax nii yëpp wóoru la naqar yi nga ci reetaa ma ne ko non parce que ñii wax loolu xamuñu ma ils ne me connaissent pas te li ci naqari mooy dañuy waat ne xam nañ la yenn saa yi sax ñu waat ne dañuy reer ak yow kàcc neen maa ko wax mun Moustapha Diop ñu dellu si des choses plus sérieuses quand même mooy xale Idriss astafurlah qu'est-ce que je dis Ousmane Sonko Barthélémy Diaz Diène